jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey vendredi 17 juillet 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ñu dem jëli suñu page de pub daal di ñëwaat. ani ñi ko doon laajte waa li neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. hey Siobati. demee mbokk yi ñoo ko déggandoo bu ko defee rek dañ koy daal di ubbee ak journalu record mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk match bi nga xamante ni moo war a dooree tey jii nii ci 19h ci diwaanu Angleterre wala dox ci diggante West Ham ak Watford nañ ko xaarandi 19h lay doon ba tey ci biir journalu record la ñuy daal di desani ak yéen Kalidou Koulibaly mercato bi nag boobu ba tey club yu bari ñoo ngi koy tàllal loxo waaye prix bi nga xamante ni waa Naples moom la ñu fixé woon moom moo diisoon loolu ndax jàngoroy coronavirus bi situation bi ñëpp la daal laal ku ci mel ni Liverpool bëggoon naa jël Kalidou Koulibaly ak yeneen jamono ji nag waa Naples daal dinañuy waxtaan ak seen ñegenaay ba tax na prix boobu noonu nga xamante ni fixé woon nañ ko daal dinañ ci wàññi tuuti rek pour que Kalidou Koulibaly ñu mën koo transférer ci été bii. ñu ko gisee ci 2 ans journal de ko daal di ne fësal Boy Niang 2 nag ginnaaw ba ñëpp doon waxtaanee combat ak Balla Gaye 2 amateurs yu bari ñoo ngi ko doon xaaral nit ñii ni waaw ñii ni déedéet naan jotagul waaye kii nii di Moustapha Kandji nag moom chargé de communication du Pikine waa daal di ne yëkkati ay kàddoom di wax rek ni Boy Niang 2 moo nekk mbër boo xamante ni choisirul kii kaa wala kële képp koo xamante ne làmb da koo booleeg moom rek bis bu ko promoteur tëggee dina bëree ak moom bokkul ci mbër yi nga naan ñi naan du ma bëree kii wala du ma bëree ak kële bu ko defee rek ñu daal di jàll ngeen ci journalu suñu làmb nag daal di ne xëy di fësal ci xëtam gu njëkk Tapha Tine yëkkati ay kàddu di provoqué ki nga xamante ni moom moo di Lac 2 moom daal nee na bis seen combat saay bu taxawee rek dina ko imposer li nga xamante ni moom moo di xeex te xeex bu métti lay xaarale ci moom bu ko joxee mu jox ko bu ko joxul tamit mu daal di ko koy jëli de la revanche a sonné loolu la Tapha Tine wax ba tax na nag nee na bu fekkante ni box dong la ñu bëree moom ak Lac de Guiers 2 jàpp na ne dina ko dóor dina ko daan ndax moom moo ko dàq box fuuf ci biir journal suñu làmb comme ni ngeen ko gisee nii rek daal dinay fësal ki nga xamante ni moom moo di Boy Niang nag dafa mel ni dafa préféré bëree ak Lac de Guiers 2 que muy bëree ak Tapha Tine ba tax na nag journal bi daal dinay samp ab laaj di laaj ba xam Boy Niang 2 dafa ragal ki nga xamante ni moom moo di Tapha Tine loolu moo tax mu daal di préféré bëree ak Lac de Guiers 2 ak lu ci mënti am daal ki nga xamante ni moom moo chargé de communication loolu nekkul benn yoon ay kàddu yu Boy Niang comme ni mu ko waxee rek nekkul mbër ba nga xamante ni day choisir ki mu war a bëreel wala kii laay bëreel wala du ma bëreel kële ku ko promoteur boolee lekk ku ko làmb boolee lekk dina bëree ak yow comme ni ngeen ko gisee rek ba tey ci biir journal suñu làmb daal dinay fësal affiche de rêve bi nga xamante ni amateur yu bari bëggoon nañ ko ba jamono ji nag mu daal di nekk loo xamante ni dafa impossible affiche boobu waroon a dox ci diggante Yékini ak Eumeu Sène combat boo xamante ne ñu bari bëggoon nañ ko ba ni Yékini bàyyee làmb ni moom ak Eumeu Sène kenn mësul leen a làngal ci biir ñuy bëree ba tax na nag ku ci mel ne Malick Thiandoum daal dina ci yëkkati ay kàddoom di wax nee na c'est très dommage waaye combat boobu combat mënu ko woon a dàq ci arène combat mënu ko woon a gën a neex ci arène amateur yu bari xaarani nañ ko ba jamono ji nag mu daal di nekk loo xamante ni c'est impossible. bu ko defee ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci journalu populaire daal dina xëy di fësal ci xëtam gu ñu ko ouverture des frontières maanaam daal jamono ji bàyyi nañu avion yi di dem ak ñëw waaye ba tey union européenne dañoo daal di tëjal seen buntu réewum Sénégal mu nekk loo xamante ni nag yaakaaroon nañ ni réglé nañ ko ba pare waaye ba démb nii liste bi nga xamante ni daal di nañ koy mise à jour Sénégal nekkul ci boobee liste waaye ñun bàyyiwuñ leen ci benn yoon ndax ñun tamit daal dinañ leen di tëjal ràpp porte yi ñun duñu dem waaye ñoom tamit duñu dugg si mujjee wàcc ci li nga xamante ni mooy wàllum test jàngoroy coronavirus bu muy ko ni wépp moodu faatu wala ku tukki ba ñëw rek boo wàccee ci aéroport international bu Blaise Diagne di nga fay lu toll ci 40 000 francs CFA pour que ñu daal di lay defaral test bi te nekk na loo xamante ni dañ leen koo imposer c'est obligatoire maanaam képp ku tukki daal booy ñëwaat lu mu mënti doon na nga gàdda lu toll ci 40 000 francs CFA ndax boo yeggee aéroport international Blaise Diagne par la force danga koy fay ñu daal lay defal test bi xool ba xam jàngoro bi mi ngi ci yow am déet waaye ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di waa Horizon Sans Frontières
ak waa diaspora bu ñoo lànk ñoo ngi dénoncé loolee nee nañu pare wuñu benn yoon pour accepter ko 40 000 francs CFA dafa bari, ñoom waruñoo mën a fay li nga xamante ni moom moo di test bi. report des Jeux olympiques ba 2026 ci atum 2022 bi la waroon a am ci Dakaaru Njaay, waaye daal dinañ koy reporter ba 2026 mu nekk loo xamante ni nag nee nañu ab opportunité la pour Sénégal ñu gën a mën a liggéeyaat en toute sérénité, waaye tamit ñu mën a liggéeyaat sans pression. dañuy daal di jàll génn mbokk yi ci journalu L'Observateur daal dinay fësal ci xëtam gu njëkk suñu njiitum réew président Macky Sall jamono ji nag délai la dox ay ministre pour ñu daal di ñëw ci diwaanu OFNAC wax li nga xamante ni moom moo di seen ay patrimoine te képp ku ko ci deful lekk maanaam dem ci diwaanu OFNAC wax li nga xamante ni moom moo di say bien soit mu nekk ci banque bi ak fu mu mënti nekk rek di nga jël lépp daal di koy jox waa OFNAC ñu daal di koy xool visiter ko ku ko ci deful lay daal di dàq. ba tey ci biir journal L'Observateur mu daal di fësal li nga xamante ni moom moo di feetu tabaski bi quelques jours dong moom moo ci des incha allah, waaye nag journal bi nee na dañuy daal di invité rek li nga xamante ni moom moo di jàngoro yu coronavirus, ndax ba suñu joonu yàlla tey ji jëluñu benn mesure de prévention boo xamante ni moom mooy mën a muccal askan bi ci jàngoro yu coronavirus, rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité médicale bi amul benn dictée boo xamante ni ñoo ngi koy jox pour préparation fête bi, maanaam ñi nga xamante ni dañuy faral di nekk ci marché bi saa su nekk te ku ne xam na ni feetu tabaski bi waa ji ñëw rek moom ak korite ñooya marché yi day fees dell, va-et-vient yi bari, dugg bee génn bi daal di bari, ba tax na nag moo ngi ni journalu L'Observateur daal dinay fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité médicale yi ñu daal di bàyyi xel ci loolee bu baax a baax, ndax ba tey suñu joonu yàlla tey ji jàngoro yu coronavirus mi ngi ci réewum Sénégal. ba tey ci biir journalu L'Observateur la ñu daal di desandi ak yéen mois de Ramadan ba suñu joonu yàlla tey ji ginnaaw ba ñu tëjee kiosque yi daal di interdit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di boutique ñu daal di jaay mburu. ubbi woon nañu benn plateforme bu ñu wooyee jaay mu mburu, plateforme boobu nag bañ ko ubbee ba suñu joonu yàlla tey ji ay perte yu toll ci 30%, tout est au point mort la ñu wax. seen plateforme bi deful lu dul indi leen ay perte yu méttee ndax askan bi tàmmaguñ ko. incroyable mais vrai, le journal L'Observateur daal di indi benn maîtresse coranique koo xamante ni day jàngale alxuraan, teg ci nag daal di am jëkkër am faram daal di koy ëmbal, mu daal di bàyyi ba xale bi juddu rek mu daal di koy étouffé ba xale ba ñàkk ba kanam. yemul foofu da koo jël daal di koy sànni ci ab fosse septique. bu ko defee rek mbokk yi dañ koy daal di jeexale ci journalu Les Échos nag daal di nay xëy di fësal la ci xëtam gu njëkk Aliou Sall mi nga xamante ni dafa porté plainte Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany. ginnaaw bu mu leen porté plainte boobu ba tey nag ñoo ngi soog a amal procès bi kii nii di Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye kenn ci ñoom teewu fa te yónniwuñu sax seen avocat, lenn la leen di toppee mooy kàddu yi nga xamante ni Ahmed Aïdara yëkkati woon na ko ci revue de presse bi doon wax naan Aliou Sall dafa jaay mairie bu Guédiawaye bi waa Auchan ci prix boo xamante ni mi ngi toll ci 1 milliard de francs CFA. boobu ba tey nag Aliou Sall mi ngi ko doon toppee Ahmed Aïdara pour diffamation ak wax lu la wóorul, waaye Ahmed Aïdara demul benn yoon présenté wu ci kanamu juge bi. jàpp na ni daal moom Aliou Sall bu amee li muy wax ñi bindu journal ba ñoom la war a porter plainte, pas moom mi nga xamante ni dafa jël journal yi rek daal di defaat revue de presse am. ak lu ci mënti am daal kii nii di avocat wu Aliou Sall jàpp na ni journaliste yi wala ñuy wax dañuy wax lu ñu xam ba pare, mënuñoo nekk yor seen micro rek di wax di yàq deru nit ba pare nag daal di toog fi ñu toog justice di leen woo te ñëw ñu wuyu ji ko. jamono ji Aliou Sall mi ngi réclamé lu toll ci 1 milliard de francs CFA à Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany, mooy 1 milliard yi mu ñu woon moom la jaayee mairie bu Guédiawaye bi. d'ailleurs moom la ko réclamé sax, moom moo ko koy mujjee fay. ak lu ci mënti am daal juge bi rafetlu wul benn yoon la fekk Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany ñu teew ca boobee procès, wala sax ñu daal di yebal ki nga xamante ni moom moo di seen avocat. ba tax na nag daal dinañuy reporté waat mbir mi rek ba le 17 août incha allah. waaye naka rek tiis daal dinay wàcc ci biir PDS ki nga xamante ni moom moo di Mouhamed Samb nekkoon ancien proche bu président Abdoulaye Wade, ba pare moom moo nekkoon fondateur cadre de concertation libérale. moom nag daal dinay wuyu ji boromam démb di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jóge, di ko jaale ay mbokkam tey ñaan yàlla yërmande suñu borom daal di koy fekk ci biir bàmmeelam. chiffre 2019 des communications électroniques nag daal dinay génn, ba tax na Orange rawee na lu baree ki nga xamante ni moom moo di Free jamono ji nee nañu day traîner. Expresso moom ci ginnaaw toog di leen xaar. noonu lañ ko génnee chiffre d'affaires yaa ngi noonu ci ay milliards.
bu ko defee nag mbokk yi dafa mel ni lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse di leen jaajëfal yi ñëpp di leen fàttali à chaque fois rek ni jàngoroy coronavirus moo ngi fi ñu wéyal di respecter li nga xamante ni moom moo di mesures sanitaires yi rawatina ñuy takk masque bu ñuy génn ci biti noonu la demee mbokk yi jërë ngeen jëf. jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ba ci sunu réew mii yii nag ñooy ay màndargaam yaram bu tàng jafe-jafe noyyi sëqët apat put buy metti ngir mucc ci ministère bi yor wérgu yaramu askan wi moo leen di fàttali yile tegtal di raxas loxo ak ndox ak saabu wala ngay laal alkogel booy tissooli wala ngay sëqët nga jël mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit wala it nga lem sa loxo ci conc bi di moytu joxe loxo saafonte ak it mbooloo mu bari di dajaloo ngir am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee